dem Fatou Kiné maa ngi lay ziar. di la fay bu baax a baax Aram Touré xibaaru marax yi ni nga ko waxee ponk yi ca gën a fës bokk ci commandant bu diwaanu Ndar bokk. mangook niñ ko waxee léegi rek muy xibaaru marax yeeg ponk yi ca gën a fës muy commandant bu gendarmerie bu Ndar nag doon janoo ak taskatu xibaar yi di yàbbi rek ci loolee fa amoon muy ña songoon kon EDK bu diwaanu ndax boobu ba kenn ñàkkoon ca bakkanam ñu bari jële ci ay gaañu gaañu capitaine El Hadj Mbodj Ndiaye daa ngeen dégg ay kàddoom ci biir xibaar yi muy wax nag ne ñooñu di ay nitam def nañu seen kéemtalaay kàttan lépp la leen war def nañu ko ña nga xamante ne nag daw nañu réer ca àllub kon ndax boobu daanu fexe ba teg leen loxo ni ñu ko waxee woon courant yokku na li ko tàmbali benn fan ci weeru décembre atum 2020 loolee kay ñu ne waxi kese la courant ba mu yokkee yàgg na loolee lu mu seetlu la ci yenn ci kër yi ndax facture ya cher na clients yi ñu nga yëkkati seen facture di ko wane lu soxal loolee nag waa collectif ñoo lànk nee nañ daañu delloo buum ca boy boy ga àjjuma bi ñu dëgmal yemook ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru décembre daañu wàccati ci mbedd mi manifester waaye bi yoon nag ca place de l'indépendance la ñu jëm dinañ àddu tamit ci diplômé yu FASTEF yi nga xamante ne ci atum 2013 ba tey ñi ngi génn yore seen lijaasa te ba nëga ni mënuñoo am xëy ñoom ñoo ñu toll ci téeméer ak juróom fukk booy xool ñu ne nag nguurug Sénégal képp la ñuy xaar ñu affecté leen ci fonction publique mbokki ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram-fàccee xibaar yi. daleen ak jàmm ci xibaaru marax yi ni ñu ko waxee woon commandant bu compagnie gendarmerie bu Ndar nag daal dina yëy yàbbi rek ca la fa xewoon muy sambabo yooyu songoon EDK Oil bu Ndar ba kenn ñàkk ca bakkanam am ñu ca jëlee ay gaañu gaañu ñooñee nag réer ñi ci des réer ba nëga ni kenn gisu leen commandant bi nag di capitaine El Hadj Mbodj Ndiaye mi ngi wax nag ne ay nitam def nañu seen kéemtalaay kàttanam lépp la ñu waroon def rek def nañu ko ci bis boobee ñu ne nag duñu ca yem ndax ñooñee réer tamit ñi ngi def seen kéem kàttan ngir mën na la teg loxo capitaine El Hadj Mbodj Ndiaye ñu teewlu ko ak Ousseynou Diop. attaque boobu mooy dañoo defoon ne banque bi la sambabo yooyu bëggoon attaqué waaye mujj ñu woon mën a dugg ci bërëb boobu ndax dafa tëju woon ci noonu la ñu tourné jubal ci EDK bi ba ñu ñëwee jot nañ dajji boutique bi ba dugg ca biir pare ci loolu daal di génn dem ci pompe yi pour sol essence. ba ñu yegsee aussi sambabo yooyu daal di sox seen kaw gendarme yi aussi riposté di jéem a wër nan lañ leen di arrêté daal di tiire ci seen pneu ya ci noonu ñu taxaw ba ñaari pneu ya ca kanam tojee daal di daw dugg ci mbooy bi. ci biir soxante boobu nag am na kenn ci sambabo yi bi nga xamante ne benn bal da jam na ko ba mu dafa mujj gaañu ñun gendarmerie ñu ngi ñaan ñépp ñi nga xamante ne ñooy population yi ñu coopérer ak li nga xamante ne mooy force de défense et de sécurité pour ñu gën a mën a aar dëkk bi gendarme yooyu nga xamante ne nag ñoom ñoo intervenir ñu ngi leen di jaajëfal ndax courage bi nga xamante ne moom lañu àndal ak pas-pas bi ba mën a yegsi ci délai yu néew ba mën a saafara nit ñooñu nga xamante ne ñu ngi woon ci njàqare
enquête bi nag mu ngi dox yoonam ñu ngi wër pour jéem a gis ñi nga xamante ne ñoom ñoo jot rëcc te daw. lu soxal wàllu kaaraange ba tey directeur bu sécurité publique nag mi ngi sàkku ci takk der yi ñu daal di rek gën a xarañ ci seen i intervention moom directeur boobu nag di leen wax tamit ni ci biir commissariat yi nañu fexe rek ba doomu aadama yi fay ñëw nag ñu dalal leen ci anam yu mucc ayib loole nag mi ngi ko xamle ca diwaanu Kaolack bi ñuy samp rek commissaire central bu Kaolack muy commissaire bu yees boobu ñu gën ko xam nag ci Serigne Amadou Diop moom moo wutu ca poste boobu ka ñu naan commissaire Modou Bopp mi nga xamante ne def na fa lu toll ci ñetti at. Ibrahima Diamé. ginnaaw ñetti at ci boppu commissariat central bu Kaolack chef de service de la sécurité publique commissaire Modou Bopp daal di joxe lenge yi bàyyeekoo kii di commissaire Serigne Ahmadou Diop passation de service bi nag ñoo ko defee ci ndigalu kii di directeur de la sécurité publique Abdou Wahab Sall rafetlu liggéeyu commissaire sortant bi de daal di ñaax nag ñi di élément de force de sécurité yi ñu gën di baral seeni intervention bu leen askan wi soxla. élément yi nga xam ne ñoo fi nekk sànq wax naa leen ko ñu gën a góorgóorlu ñu changer lu ñu woowee si tubaab seen posture. parce que bu ñu nee insécurité wala bu ñu nee terrorisme élément bu nekk da nga am réflexe sécuritaire même citoyen bi da nga ko war a am da nga war a am sa posture ak noo taxawee ak sa wàllu noo mën a comporter woo vis-à-vis des populations vis-à-vis ci mbedd mi dafa am façon comportement boo war a am donc loolu lañ leen gën a ñaan ñu gën leen ñaan aussi ñu nga am lu ñu woowee si tubaab réactivité dafa am solo aussi si force de défense et de sécurité mooy temps bi ngay def diggante bi ñu lay ñaanee intervention ak bi nga intervenir temps bi dañ ko war a réduire loolu c'est valable pour sapeur-pompier c'est valable pour service de secours c'est valable pour service de sécurité bu mënta doon loolu police monde bi yëpp war na ko am loolu dañ si gën a aussi insister. lu jëm ci wàllu accueil bi maanaam dalal bi ci biir commissariat yi directeur de la sécurité publique di woo tamit takk der yi ñu gën di rafetal seen digganteeg citoyens yi. comme raison d'être police bi population yi la ñu améliorer accueil bi. ñu améliorer l'accueil du public que ça soit pour joxe document administratif que ça soit pour demande d'intervention wala dañu war a nekk à l'écoute des populations. ci wàllu renforcement effectif yi nag mu xamle ne Kaolack daañu ko yokkal limu policier bu baax a baax muy commissariat central muy commissariat bu Ndorong. ma ngoog yokk courant bi nag jiitu na rek kon dogal bi kilifa yi wax muy benn fan ci weeru décembre bi ñu ne ci la ñu ne courant bi ci la war a tàmbalee yokk waaye la ñu seetlu ci yenn ci kër yi mooy yokk na bu yàgg xanaa loolu ko dañ koy wax rek ndax boo xoolee facture ya cher na lu soxalit compteur carte yooyu ñu ne tey jii loo ci jënd rek boo xoolee daanaka ñetti fan boo ko defee compteur ba abal la carte ba abal la ba tax na nag ñu ne daal lii faaw ñu jël ci ay matuwaay Pape Faxa Ñing ak Ababacar Camara ñoo demoon yenn ci kër seeti ji ay njaboot. yokku njëgu courant bi benn fan ci weeru décembre bi lañ ko jàppoon waaye nag li nga xam ne moom la ñu nemmeeku ci facture yi dafa mel ni wedd na lu nu mel ndax client yu Senelec jàpp nañ ne facture weer wi dafa saf sàpp. bu dee le 1er décembre lañ waxoon de fi mu ne nii facture yi ñu indil moom yokk nañ ko moom. yokk bi mooy à partir de 1er décembre. la ñu war a yokk. mooy facture yi war a ñëw fii ak peut-être février. yooyu la ñu war a yokk mais pas facture yi nga xam ne consommé nañ ko ba pare. waaw yokk na. waaw parce que facture bi passé li ma fay ak bii moo ëpp. bon TVA yi mu ngi nii bii dañ def TVA 18% 10 200 xaw ma ñaata. ñun ñu ngi doon fay 55 000 léegi ñu ngi ci 82 000 francs la ñuy fay. maire baa ngi koy jooy bërki démb rek lu mu waxul amul daa jooy nanu Macky Sall dimbale ngir yàlla ak yonente bi wàññi courant bi. affaire yi cher na trop dëkk bi tar na dëkk bi dëgër na. Sénégal yi sonn nañ nous sommes fatigués. li nu mel tamit la ñu nemmeeku ci ñi nga xam ne ñoom ñoo am compteur prépayé yi ne nañ seen carte yi dafay teel a jeex wuuteeg jamono yële. yokkute courant bi de ñëpp ko yëg na ko wax dëgg yàlla carte la ñu am de wante moom bi ñu ko daan consommé ak léegi daal moom kiiwul daal. bu ñu daan jënd ay 5000 daan dem ay 15 jours. ba ëpp ko 15 jours 20 jours yooyu lañ daan dem mais léegi moom boo jëndee du mat sax 2 semaines. boo jëndee 10 000 moom balaa am une semaine mu jeex wax dëgg yàlla. carte bi ngeen yor. waaw moom la ñu yor mais cher na trop mën naa am ay 15 jours wala 10 jours en tout cas daal du egg weer. courant bi di doy seen kër ñenn Sénégalais yi tàmm nañu wut ay méthodes yoo xam ne ngir mën a économiser lii di courant. bu ñu xëyee bu guddee dinañ taal suñu frigo yi bu bëccëgee ñu fay. waaw ndax man fi mu ne nii léegi su may génn damay fay sama frigo damay fay lépp ndax dafa metti. parfois dañuy dóor ba 5 heures ñu waaj suba ñu ñëw eggale pour jéem a taxale affaire yi
mais dëkk bi amul xaalis affaire yi dara amul. gannaaw ñaari ay bés rek ba ñu yokkee li du courant bi sénégalais yu bëri nag ñoom tàmbali nañu yuuxu la ñu bëgg moo nekk nguur gi xolaat bi les décisions. kuréel gi di ñoo lànk ñoom it la ñu bëgg rek mooy nañu xool kër gi di Senelec na muy doxee bu weesoo nag doxu ñaxtu bi ñu amaloon ni ki àjjuma ji weesu nee nañ bii di ñëwit daañu delloo buum ca boy boy ga daanu dem rek ba place de l'indépendance ñuy wéy di sàkku rek ñu wàññi courant bi naka noonu it Guy Marius Sagna ak ñamu àndalit ñu bàyyi leen Fatima Touré Modou Diop. mobilisation bu mag bi ñu amal ci place de la nation ci àjjuma bi ñu génn ñoom ñi nga xam ne ñooy collectif ñoo lank ñoo bañ daati rek namm dàbbali buum ca mboy mboy ba nee nañ nag àjjuma bi ñu dëkkmal ñoom dinañ wàccaat ci mbedd mi ngir rek daati def doxu ñaxtu jëm ca place de l'indépendance li ñu bëgg rek mooy ñu daati bañ a yokk courant bi waaye tamit bàyyi seen ñooñ ñoom sax ñu jàpp ni rek baatu dëkk bi dañ ko war a dégg bu baax. ñu ngi woo Sénégalais yépp ñu génn massivement fekk ñu place de l'indépendance ñu yeggali xeex bi ñuy xeex ba nguuru Sénégal dellut ci ginnaaw ci yokk bi nga xamante ne moom la bëgg a yokk courant bi ba nguuru Sénégal libéré sans condition suñu naatangoo yi nga xamante ne bu ñu sàgganul feetu Noël yi nit ñi di feete ci kaso ba lañ koy feete alors que dañoo yore njaboot ni ñun. ñoom collectif bi jàpp ni sax xeex bi warul doon seen xeex kese moo tax nag ñuy woo sénégalais yépp ñu daati am li nga xam ne moo di détermination ba nga xam ne lii du daati jàll benn yoon. di ñaax sénégalais yi taxawaay bi ñu am démb bi ñu am barki démb ñu dellu di ko taxaw te incha allah bu ñu ko taxawee def nañ ne nguur gi dana delloo ci xelam ba lépp li nga xam ne daf ko jël pour yokk ko lépp li nga xam ne daf ko jël pour di arrêter doomu réew mi de manière arbitraire ñu bàyyi ko teg ko ci suuf lépp mu nekk ci waxtaan. def li nga xamante ne moom la sénégalais yi mën moom la sénégalais yi antan. ci beneen wàll ba collectif ñoo lonk ñoo bañ ñoom nag bëgg ñu daal di def audit li nga xam ni moo di gestion Senelec. ñun nag dañu ne jot na ñu xayma koppar yu dugg biir Senelec. place de l'indépendance nekk lieu bi nga xam ne nag moom la ñu choisir ngir rek daal di def seen doxu ñaxtu ñoom ñi nga xam ne ñooy collectif ñoo lank ñoo bañ nee nañu nag autorisation wala ñu ñàkk autorisation ñoom nag dinañ leen dégg bu baax. niñ ko waxee woon ci ndorteelu xibaar yi ca 2013 ñaari téeméer la ñu woon ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar yu jàngoon ba jot seenu lijaas ca daara jooje ñu naan FASTEF muy tàggat rek ay jàngalekat waaye gis nañu ni téeméer ak juróom fukk ñoom ñi ngi xaar ñu affecté leen ci fonction publique loolee antuwul ba tey juróom-benn at ci tey ñuy daw ci ginnaaw nguur gi ñu ne nag tey tàyyi nañu ci loolu bu ñu sañoon nag laata vacances su Noël yi di jeex rek nguur gi dana leen wax fa ñu féete Maguette Soirée Diallo. ñoom bokk nañ ci 150 jàngalekat bu enseignement secondaire bi di xaar ñu jël leen ci fonction publique bi te pourtant ci weerub janvier atum 2014 njiitum réew mi waxoon na gouvernement ñu régler question bu diplômé yu FASTEF bu atum 2013 ñu teg ci juróomi at jafe-jafe bi ba léegi fajuñu ko. joytu xaar bu yàgg bi tey ça fait presque juróom ak benn at professeurs yi taw mi sama ginnaaw toog di xaar seen ordre de service 150 yomb na boo xoolee ci département yi Sénégal ak besoins yi yaay laajte ñu bëre sax mujj nañu dem extérieur te waxoon naa ko fii am na ñoo xam ne ñàkk seen bakkan 3 léegi 4 maintenant dafa doy 4 ñeent au Maroc et en Libye. juróom benni at ñuy xaar mu nekk lu doy sëkk bu ñu sukkandikoo ci xalaat bu coordonnateur bu jàngalekat yi nekk chômage promotion FASTEF 2013 yu bokkoli ak ñamu àndal la ñu ngi interpellé kilifa yi. 6 ans coono la 6 ans coono bi dafa yàgg. bala fête Noël moom ñu régler problème bi professeurs yi regagné bu ñu retourné ñu regagné seen poste. loolu la ñu yaakaar te wóor nañu ko dina ko def. waaw wóor nañu ko def te fii ba at bu néew. yaakaar nañu woo ñu xool nan nañuy defaree affaire bi pour ñu bañ a ko waxati. ngir fàttali leen ci weerub janvier atum 2015 état bu Sénégal recruté woon na yenn ci diplômé yooyu waaye ba léegi 150 diplômés yi des amaguñu xëy lu ni mel moo waral ñuy woote wàllu.
ñu yegg ba fa ñu naan Dugar ca jam ñaajo la ne Dugar googee nag ñu ne dañu faa bëgg a def rek benn centre boo xamante ni dañu cay def mbalit di ko soppi di ko def rek li ñu duppee engrais bio askan wa fa nekk nag nee nañ duñu ko fa xaar ndax loolu bu ñu sàgganul ab mbëbës dong lañ leen di indil te amul benn njàngat boo xamante ne def nañu ko laata ñu fay bëgg a samp boobépp centre Ousseynou Thiam Ahmadou Bamba Samb. ut saafara ci jafe-jafe yi am fële ca Mbëbës ñii di autorités yi nag door ab projet boo xam ne bii day soppal ñi lii di mbalit ak engrais bio fële ca Dugar nekk ci Diamniadio mu doon projet centre d'enfouissement technique bu toll ci 20 hectares ak ñeent capacité am toll ci 800 tonnes mbalit bés bu jot askan wa nag ne du ci dal benn yoon ñoom nag dañuy ragal am ca Mbëbës ñu toxal ko ci seen diwaan boobu. Citron Esmo muy société bi nga xamante ni dafa bëgg andi centre de transformation d'ordures en engrais ci 20 hectares nga xamante ni commune yi ñoo leen ko jox ci biir forêt classée bi te loolu ñu leen jox dafa fekk ni mooy réserve foncière yi nga xamante ni nii moom la jeunes yi yaakaar ëllëg am na leneen lu ñu mérité lu dul ñu andi leen décharge Mbëbës fii ci seen zone. mu doon askan woo xam ne wi nee nañ projet boobu dëppul ak benn yoon rek lu jëm ci lii di ay normes environnementales. ku nekk xam na ne mbalit baaxul muy convention de Genève ak convention de Nduxuraat Dugar ak Diamniadio moo ci yem képp ku ko fi mën a andi ñun ñi ñu war a saisir ne leen mooy le ministre de l'environnement intérieur santé ñëpp ñi nga xam ne war na fa dem nañ fa. bu tey président États-Unis ñëwoon fii ne dafay am du fi am moo xam ak convention ñun li ñu xam mooy suñu wér-gu-yaram ak suñu avenir ak li nga xamante ni moo ñu ñor lépp luy convention te arrangé wul suñu wér-gu-yaram arrangé wul askan bi loolu ñoruñu ñi ñu war a saisir mooy autorité administrative yi saisir nañ leen léegi li ci des mooy ñu xaar seen réaction. gannaaw seen génn bile ñoom nag nee nañ dinañ wéyal combat bi ba jafe-jafe yooyu nga xam ne nii moom moo am Malika duñu ko indi ci seen diwaan yooyu. ñeneen ñi ne ci jafe-jafe muy nag ña lakkale woon ca pavillon vert ba ca CICES ci atum 2015 am na ñeenti at ci tey ba nëgë ni ngi daw ci ginnaaw kilifa yi ngir mën a jot seen ndàmpaay nañu leen ko diggee woon ñu gis sax ne boobaak léegi ay yoon ñu ngi koy uta jàkkaarloo ak kon kilifa yi réew mi waaye dafa mel ni rek dañ leen a tànkamlu ca loolee dañ ci ànd ak Habib Faye Mar Dieng ñoo leen seeti woon. ginnaaw bi mu lakkee ci atum 2015 pavillon vert yeesalaat nañ ko ba mu yànj waaye teewul ña fa nekkoon di daan seen doole ñoom ñi jamono ji ñi ngi daw ginnaaw ay ndàmpaay yoo xamante nit ngir ñu jot si doon na loo xam ne metti na ba jéggi dayoo. ministre bi mosuñ dajeek moom ba problème bi amee léegi sax ministre commerce benn yoon lañ mës a dajeek moom kenn mosuñoo contacter ba mu koy wax sax. bon CICES la demoon mu wax ko fa mais yàlla xam na ne ñun mosuñ ko contacter mosuñoo contacter. ñu bootu ci kuréel gi di collectif des impactés ñoom ci 24e édition bi la ñu bokk seen matériel yëpp ne France daan xëddéem def doom ba léegi itam l'état wi mel ni ku leen di tànkamlu nam agent judiciaire de l'état mi ngi xaw a dalal seen xel. waaw ndàmpaay yi sonn nañ ci trop parce que depuis lors boobu ba léegi ñu ngi ciy daw ñu nekk suñuy naataango sénégalais man ma doon ñu jiital ma doon seen porte parole def nañ lu nekk nag wax dëgg yàlla mais sant yàlla ndax dossier bi fu mu toll nii mu ngi avancé. ci côté agence judiciaire de l'État mu ngi fay avancé mais depuis ñeenti at daal ñu ngi xaar jusqu'à présent jotaguñ ci dara quoi. teewul la ñuy dund metti na jamono ji ba ñu ci bëri seen loxo dajatul seen ginnaaw benn yoon ñu ne faaw rek ñu wax ci ñoom. mbir mi métti na lool kum dalu rek doo xam ne métti na ndax ñeenti at nga toog yeewu benn suba teel ñëw fekk doomu taal li nga tegoon foofu mu doon doomu taal ñeenti at nga ciy daw métti na trop. lépp lu ñu amoon ay exportateur ay ñu doon def import export mënatoo dara feebar mënoo faju ndax sa lépp yàqu kon nag war nañ ci xoolaat mbir mi nu mu gën a gaawee. ngir ñu wax ci ñoom ci noonee la ñu daagoo dugg fii ci diwaanu CICES gi jéye ji amee woon waaye directeur bi lànk ne du yëy yàbbi ci suñu micro ba tax na itam ñee ne ba léegi ñi ngi xaar l'état wi faj seen i soxla te jox leen seen ndàmpaay yi. ñu des ci CICES googu ak ñaar fukk ak juróom-ñetteelu foire bi ren ji nag jaaykat yi ne ñoom daal seenum xel dal na ca client yi ñu jot a gis waaye am nañu njoxte ni laata kon foire bi di tëji buntam tamit client yi daañu gën a ñëw client yi ci seen wàllu bopp it ñoom la ñu gis ren ji mooy jaaykat yi li ñu indi ñoom it satisfaire nañu leen ay satu géey ba jafara ba
fii nag jaaykat yi gën a xarañ ñoo ci gën a génn ñii nag tàmm ay feem ngir mën a jaay seen marchandise comme ni mu ko waree def na ay fan bu 28e édition bu FIDAK daal di tàmbaliwee fii ci CICES jaaykat yi di wane rek seenu marchandise. ñu ngi nii rek ñu ngi ci kawam ça va nii sant yàlla rek waaw ñu ngi ñëw par tuuti rek. mais tane na daal tane na loolu laa mën a wax ñu ngi ci diggante bi. ñëwaguñu ba xam ne ñoo ngi xaar weekend bi ba xam dinañ dugg si wala duñ dugg si. yomb na yombal nañ rek comme décembre lañ nekk solde lañ nekk moment solde la dañuy solde. ñii di jaaykat yi di wane rek seen produit ak ay prix yu bokkul te client yi jàpp ne rek cherul benn yoon. ren la gën a bëri aussi quoi ren la gën a rafet aussi prix yi aussi c'est abordable aussi quoi. Bon, l'année passée je n'étais pas venue nag maa ngi soog a ñëw fois cette année-ci mais baax na de. prix yi macha allah baax na tamit yenu na maana waaw gis naa sama bopp bii mooy 3e fois ma fi ñëw. nit ñi bëreeguñu lool fii ci CICES waaye taxul ñii di commerçant yi ñi ngi rek wéy di ut pexe ngir jaayum marchandise boobu mën a jaar yoon client yi nag di rafetlu bu baax njëg yooyu ñu leen nu proposé. ma nga ko ñu àddu rek ci Jeux olympiques de la jeunesse yi war a am ci atum 2022 ak Petro Dive mi fas yéene na kon gunge comité national olympique bi bu Sénégal ci waajal nag xew-xew boobu nga xamante ni ñi ngi ko jagleel rek ndaw ñi ci wàllu tàggat yaram mu nekk nag kon ab lëkkaloo boo xamante ne lu am solo la lëkkaloo boo xamante ne tamit kii di CNOSS di kër googu nga xamante ni dafa yëngu ci wàllu tàggat yaram ak rek kon société bi ñoo ko daal di kon xaatim fële la ci Émirats arabes unis ak jëriñ yi nga xamante ni moom la ñu dénk kon wàllu tàggat yaram teewee ko Ibou Diouf. ngir amal ay Jeux olympiques de la jeunesse 2022 yu mucc ayib comité national olympique sénégalais jamono ji toogatul looloo waral tukkeem bi fii ci Émirats arabes unis mu xaatim fi ab protocole d'accord ci digganteem ak waa Petro Dive jëm ci xew-xew bi. Cet accord de financement, de coopération, d'encadrement et d'accompagnement. accord bi ak partenariat la mu aju ci wàllu encadrement wàllu itam financement rawatina gunge ñu ci JOJ 2022 yi ñu dëgmal li nag lu am solo la ndaxte bi mooy accord bu njëkk bu ñu xaatim donte nag bëri na ay partenaires yoo xamante ne bëgg nañ ñu lëkkaloo ak ñoom dama koy rafetlu nga xam ne ci Moustapha lañ ko jaarale ci teewaayu ambassadeur bu Sénégal fii rawatina ministre des sports. De notre ambassadeur ici dans les Émirats. Il y a une part sociale que se fait lii nag lu am solo la ci Petro Dive ndaxte lii dafa bokk sax ci li ko yitteel maanaam ñun mosuñu jug ci dimbale Afrique rawatina ndaw ñi ci wàllu tàggat yaram kon nag lu ni mel dañ koy rafetlu mu doon mbégte ngir gunge leen du sport. Donc c'est vraiment une continuité pour nous. doon ab société buy yëngu ci wàllu pétrole ak gaz naka noonu itam ci bépp liggéeyu offshore Petro Dive ne taxaw na ngir gunge CNOSS ci bépp xew-xewu tàggat yaram rawatina JOJ yi mu di ab lëkkaloo boo xamante ne ëllëg bu rafet lañ ci séntu. Avec ces types de partenariats nous sommes sûrs. ak lëkkaloo bi nag man am naa yaakaar ne CNOSS dina réussir bu baax a baax mission bi jëm ci organiser JOJ 2022 yi boo xoolee Petro Dive dafa xam solo si nga xam ne tàggat yaram am na ko rawatina ci boole ay réew naka noonu itam wàllu stabilité maanaam jàmm des pays et la paix sociale. doon ki ñu dénk organisation ñeenteelu édition JOJ yi CNOSS xel mi yëpp dem ca 2022 bu jugee ci Émirats arabes unis ca Beijing ca Chine la jëm ngir nag wutaat yeneen partenaire ngir waajal xew-xew bii nga xam ne guléet ñu nar koo amal ci réewu Afrique. mu nekkoon Ibrahima Kane ñu lay jaajëfal bu baax a baax yéen sant nañu leen gërëm leen ci teewlu bi Aram Touré ma bàyyi la nga wéyal ci Soir d'info.